internautes yi mbokku internautes yi nekk ci suñu site xibaar ba mbokk ak ñi xam dañuy seetaan ci télévision locale yi nekk fii di Go TV ak Max TV tey ji ñëw ak yéen cette émission dalal gan nekk njëkk ci année 2020 bi di ci jaar rek di leen wax nos meilleurs vœux di leen ko souhaiter di leen wax année de santé paix prospérité jàmm am ci réew mi mais surtout suñu département fii di Koungheul ci loolu nag la ñuy dem tey dalal kenn ko xam ne ci responsable politique la nekk fii ci département Koungheul mais plus particulièrement nekk fële ci Ribot Escale muy Boydo Sow gis ngeen ay temps ay génn bi mu def ci lu am solo ñu war ci waxtaan ak moom ak yeneen point yi xam ne soxal na Ribot soxal département Koungheul comme nañu koy defee rek balaa ñuy démarrer ñu bàyyi ko mu nuyu mbokk internautes yi ñu jublu ci waxtaan bi Boydo ñu ngi lay nuyu bàyyi leen nga souhaiter bonne année waa Sénégal waa département Koungheul plus particulièrement waa Ribot ñu doog a jublu ci waxtaan bi. Merci Matar maa ngi lay fay di la ziyaare ci bés bi bésu aljuma bi di ñaan at mu bees mi ñu dugg nii di ko ñaanal Sénégal gi yépp di ñaanal particulièrement région Kaffrine département Koungheul ba ci commune bu Ribot Escale di leen ñaanal at mu bees mi yàlla na doon atum naataange atum jàmm wér-gu-yaram yokkute ak muccale di ñaan jafe-jafe yépp yoo xam ne doon nañ ko dund aussi ci 2019 bi jeex yàlla na yóbbaale yépp yàlla na yépp saay yàlla na yépp naax saay bur yàlla may ñu rek atam naataango ñu fekkee ko ay déwéni. jërëjëf ñu fekk ko ay déwén loolu di kàddu nga xam ne moom la Boydo sàkku ñaan ko yàlla te yàlla na ko yàlla def waaw ci loolu rek dañuy jublu rek dugg ci waxtaan bi tey boo ñu wax Boydo Sow mooy kan lan la ñuy wax. Boydo nit ku modeste la rek koo xam ne taalibe Serigne Touba la parce que tur yi may gënal di faral di wuyoo boobu ma ci gënal taalibe Serigne Touba la nekk aussi directeur école élémentaire bu Mbaye nekk responsable politique ci village de Thiakhène Mouride particulièrement commune bu Ribot Escale donc dans le département de Koungheul di militant aussi APR donc maa ngi milité ci parti bi nga xam ne mooy le parti du président Macky Sall. ok ci loolu lañu dem ci militant ci parti APR bi gis nañu ne parti APR xaw na yëngu ci département Koungheul balaa ñuy ñëw sax sa déclaration mais dañ ciy wax rek ci fay yi xam ne am na ci 2019 bi mu fay yu xam ne gis nañ ko ci lu nekk ci côté bu nekk gis nañ ko fi mais bi ci gën a am solo mooy que le maire de Ribot balaa ñuy ñëw ci sa déclaration mais la ñu gisee APR seen biir parti bi problème yi nga xam ne dégg ko ren ci 2019 bi ndax day wane ne parti bi dafa nekkul parti bu taxaw tàmm pour mën a liggéey wala ci biir dafa amul njiit wala la nga ñu mën a wax. Mamadou Matar parti APR parti bu stable la parti boo xam ne bi nii aussi ki ko jiite mën na njiit te it vraiment ku reconnaissant la ci ay nit démbam parce que depuis bi mu jëlee nguur gi ba léegi même avant ñi nga xam ne ñi ni tey ñi ngi fi toog tey di wax yenn wax yi ñi leen di dégg ci télé bi di ŋàññe président wala di def ay sorties di ŋàññe président wala di wax ne cëruwuñ ñooñu dama wax ne président daf leen a rendre monnaie avant que ñoom ñuy doon dara parce que daf leen a joxoon pouvoir moo tax tey ñu mënoon doon ñu ci lañ jaaree ba mën a doon maire de la commune de Ribot ci loolu aussi mu xeebaal loolu tegalaal leen ci conseil économique et social ñu ne député lañ bëgg mu joxaal leen député du département kon président ku reconnaissant la ci ay nit démbam ba pare non seulement mënoon na leen a jox poste yooyu mais daf leen a jox ay poste mais poste yi li ci ëpp solo mooy daf leen a jox pouvoir boo xam ne bi nii ku ne xam na ne lii pouvoiru système rek moo ko mën donc président vraiment vis-à-vis de ses alliés nit ku gore la nit ku reconnaissant la koo xam ne ki du fàtte démb. ci biir loolu luy fàtte démb boobu li ñuy ñëw ku la gis xam na ne wax nga ko tuuti am loo si jeneex mooy privilège yi ñu jox Yaaya Sow muy honorable député Yaaya Sow maire de Ribot Escale ku xamoon Boydo xam la ak moom l'autre jour semaine passée bien ci weer yi ñuy génn def benn déclaration bu solo mu bett ñu bëri que ne bis na ki tey liggéeyut ak moom tey mën nañu ñëwaat ci fee yi lépp pourquoi tey Boydo quitté Yaaya Sow. Merci Matar di am mbégte bu baax a baax ci tontu ci laaj boobu parce que lu yomb la parce que aussi actualité la yëngu-yëngu bi nga xam ne moo am ci 2019 nga xam ne Yaaya defoon na ko ci déclaration bi taxaw naa ab diir parce que man damay koo xam ne ki dama am dal Matar Sarr parce que bi mu génnee man mais kii xamul lu mu bëgg parce que président attribué na ko pouvoir yépp lépp loo xam ne nii man war na ko koo xam ne analphabète war na ko am fa lay war a yem moom yeggale na ko président yeggale na ko fa parce que mënul weesu député def na ko député ba pare jox koy pouvoir muy def di dindi Sénégal yépp seere ko ñu àndoon ak moom ci loolu kon bu ñu demee ba mu def déclaration ñu am jaaxle ñu taxaw ab diir ñu ne kii xamul li mu bëgg kon comme mi ngi bëgg a génn ak leer nag jëm ci lëndëm ñu ne nañ taxaw biñ taxawee nag ba xam fi mu jëm xam ne carrément ne lii am na lu ne ci gannaaw parce que aussi nit ki dañ ko xam parce que nit boo ànd ak moom 20 ans xam nga ko
1998 laa commencé di ànd ak moom ak léegi ça c'est 20 ans ou 21 ans donc loolu yàgg na ci laa waxee ne kon kii lim nar mooy dafa bëgg génn président dafa bëgg génn le parti au pouvoir mais il n'ose pas le dire parce que bu ko defee officiellement xam ne dafay day perte portefeuille député bi parce que xam na bu démissionné xam na lu koy jural mais su fekkee ne nag dafa bëgg a génn na génn mais jarul muy wax ne président mi ngi dooleel ñi nga xam ne nii ñoo doon xeex ak moom démb président moom la njëkk a dooleel jox ko dooleel ba mu doy ne ko deel dindi parce que président nag vraiment pour reconnaissant la ci loolu nag bi ma gisee ne kii dafa bëgg a bàyyi président ci laa taxaw ma ne damay des ci biir parti bi ci laa xaar xool gestu gis ne Madiama Seck gis ne Alioune Badara Ly ñoom ñi ngi liggéeyal président de la république te boobu ak léegi amul lenn lu loo xam ne nii président parti pouvoir defal na leen ko mais terewul ñi ngi téye di def seen alal di def seen coono di sonn ci doomu aadama yi ma ne ñii kon gëm nañ président de la république te man gëm naa président de la république kon naa dem ànd ak ñoom loolu waraloon keroog sama déclaration bi Mamadou Matar Sarr. kon déclaration boobu daal mooy que ne fi ko defee di toog a diir kenn déggul la mais ñëpp xamoon nañ la mën nañ ñu ngi leen wër fan lañ mën a gisee Boy Lo pour jàkkaarloo ak moom laaj ko ci nga nekk suñu premier gan ci année 2020 bi ñu am la ci kon dañ ci xuuf ba léegi rek le choix bi nga def lan moo tax nga def choix porte ko ci Madiama ak Alioune Badara Ly. wax naa la ne la ñu gëm président lañ tey liggéeyal président mooy premier choix bi loolu moo waral ma ñëw ma ne naa ànd ak ñoom ñu liggéeyal le président de la république dans le département su ma waxee dans le département mooy Alioune Badara Ly et au niveau de la commune de Ribo ànd aussi ak le maire Madiama Seck ñu liggéeyal président au niveau de la commune de Ribo parce que ñun génnuñu parti au pouvoir ñu ngi ci biir APR. yaay génn parti au pouvoir. waaw mais loolu waxagu ko officiellement parce que wax naa la am na lu muy ragal mais ñun ñëpp duñu ay dof xam nañ ne yi muy def ak yi muy manigance yëpp am na lu muy préparé parce que nag politiciens yi ñun ñëpp ay politiciens lañ et puis ñu on est de fins politiciens donc nit ñi boo xalaatee rek xam nañ li nga xalaat parce que aujourd'hui mën naa wax ne tey sax xëy na mi ngi regretté li mu wax jooju mu defoon parce que fu ne mi ngi fay bëgg a jaar porte bu ne mi ngi koy bëgg a fëgg pour fu mu tuubee parce que même am na écho que ne mi ngi bëgg a gis la xalif général lan pour xalif général defal ko recours ci président de la république loolu am nañ écho bi mais yaakaar naa ne loolu aussi yaakaaruma ndax dina jàll parce que président aussi xalif général des mourides Serigne Touba du koo xam ne kii aussi ñi ko gëmul mënuñu gëmoo ko ba pare di jafandu ci moom ngir mën a jógaat. boobu yaay gëmu ko quoi. non gëmu ko. gis nañu sukkuraam. waaw loolu waaw xam nga am na nit ñoo xam ne ni seen soxla bu taxawee Mamadou Matar lu ne amul lu mu leen jaralul soxla moo taxaw moo tax mu raamal Serigne Touba mais xam nañ ne gëmul Serigne Touba Serigne Touba nag bu ko nit gëmulee moom xam na ko xàmmee na nit ñi Serigne Touba du silmaxa xam na xàmmee na donc wax ne donc ñoom dañu liggéey président moo tax ma ñëw pour ànd ak ñoom. mais bu ma weesoo loolu aussi am na leneen lu ma poussé pour bàyyi honorable député. leneen li ma poussé mooy gis nga nit dafay neex booy ànd ak nit nga ànd ak asi gor parce que soo ànd ak nit mu yor ay pouvoir nga topp ko ay diir lu mat 7 ans ba jëmmi jamono nga toogam ne ko sëñ bi mu ne naa mën a ko man de suñ ànd bi yàgg na waaye wax dëgg yàlla gisuguma sama bopp ci ànd bi dama bëggoon ñu waxtaan diw mu ne naa man a ko lu tax nangoo maa dimbali ba léegi mu tontu ma ne ma booy do mu ne naa mu ne ma law bi wërsëg wi dafa yaa su ma la dimbalee léegi nga ëppale ma ma daal di ree noppi toog nañ aussi man ak yeneen yoo xam ne nii ce sont des instruits ñu jàng lañ mu wax ne man du ma dimbali ñi jàng mais comme man ku jàng laa aussi ma ne loolu amul solo parce que yàlla mooy dimbalaate ndimbal nag mën na jaarale ci loxoom te bu jaaree ci loxoom par A ou par B man dama gëmoon ne loolu dina ñëw moo tax bawu moon ci jamono boobu ñuy dox di dox ma ne ko honorable mu ne naa ma ne ko pouvoir yëpp da tey am nga ko ma ne ko dimbaleel jeunesse bi dimbaleel département bi mais boo seetloo tey ASP yi ñu ngi recruter commune boo fi dem tey seeni doom tey dugg nañ ci apport ASP yi mais commune de Ribo kenn dugg fa kenn te mënoon na koo jëmmi jamono mënoon na leen jàppale commis assemblée commune de Ribo ñu ngi ko doon yaakaar amul kenn koo xam ne doon nga fa commis assemblée gisuñ fa comme jàng moom fa nekk comme secrétaire non kooku secrétaire élu la secrétaire dañ ne secrétaire am la à l'assemblée mais man sax
loolu bëgguma cee débattre parce que am na yoo xam ne du ma ci bëgg a débattre. non pour tout simplement li nga wax. très bien gis nañ doomu Ribo gis nañ benn doomu Ribo bi ànd ak moom moo tax ñuy wax waxaale ko ci biir. très bien Ndiankou sama naataango la sama mbokk la ci cosaan comme ni ma la waxoon rek ci El Hadj Moussa bi nga ma laajee. am na yoo xam ne man sama mbokk wala sama dëkkandoo du ma ci bëgguma ciy débattre ci moom. donc wax rek ne su loolu yëpp weesoo nag ma ànd ak moom te koo gis mu yëngu ne ku ne Matar dara tax. bi may ànd ak moom ci politique dafa am na aussi man aussi lu ma gëmoon dama am lu ma yaakaaroon ci moom ànd naa ak moom 7 ans nee naa depuis 2018 ci UJTL lañ àndoon mais après benn moment amoon nañ benn féewaloo tuuti mais on s'est retrouvé parce que dañu xamante woon ci biir loolu moom dafay am benn philosophie boo xam ne loolu lay gëm mooy philosophie lépp boobu diggante bukki ak lëg fi ñu demee nappi après ñu jàpp pare ñu jàpp ñetti jën bukki ne lëg ne bukki waaw ñetti tey yi ak fukki suba yi lu la ci gënal mais bukki comme dof la mën na ko fukki yu suba ya ñu jàppaat su ëllëg si ñu jàppaat fukk mën na ko fukki yu tey yi ak ñaar fukki gannaaw suba yi lu la gënal mën a ñaar fukki gannaaw suba yi kon kañ lay jot paaram donc suñu ànd moom aussi philosophie boobu la am tey da lay ñëw ne la danaa la jàppale nga doon chargé de mission bu ëllëgee mu ne la waa mais chargé de mission bi am na lu ko gën administration territoriale moo ko gën ba dinaa la ci jàppale bu ko defee bu dee nga nit ku fukkale nga soccu say bañ di commencé si di yaakaar ne loolu yegg si na bu loolu jotee mu ne la non baal loolu daa la jàppale ci intendant donc yooyu yëpp ay promesse la yoo xam ne nii alors dem na ci ngelaw li amul lenn lu mu ci def. ok est-ce que toog comme bu ci wax nga toog ak moom est-ce que bi ngay waaj sa dem bi toog ak moom na ko mën dinaa quitter parce que tamit comme bu ñu see ñi lay laaj question bi dañu xam ne comme ku xam Yaye Sow bu xeex bi méttee ku xam Yaye Sow mu nekkee député fu ñu mës a taxaw dañ seen boy de show ci gannaaw moo tax boo quitté comme ça nii rek da ngay xool yow sa intérêt bopp moo tax nga quitté wala da nga gis ni Yaye mii tim li nga doon xaar ci moom dara amu ci. xam nga sama intérêt bopp boo ko waxee damay xaw a jaaxle wax naa la ne la dafa am lu ñu bokkoon que muy le président Macky Sall. ok bi ma demee ba gis ni gëmatul loolu am na leneen lu mu gëm. am na leneen lu muy préparé ca la sama yaakaar jeex ca moom malgré que am na ay yu bëri yoo xam ne diggoon na ma ko te amul. mais loolu mënoon naa ko comprendre parce que xam naa ne du moom mooy def. yàlla mooy def. yàlla mooy dindi. ok boo ci dama ñëw si question bi sax dama bëgg a la moo tax nga xaar ba problème bi am moom Macky Sall nga génnaale problème bi te au début mën nga ko xaar wala bi problème bi amee nga seeti ko na ko da nga juum parce que yéen a bokk même parti bi mais nga xaar ba problème bi rek nga sulaale yëpp boole ci noonu génn parti bi. xam nga problème bi soo déggee nit ñu koy conseillé day fekk nga nangoo am conseil. boo seetloo bi mu njëkkee def sorteem léegi honorable député Aliou Sow ak Farba Ngom seen interview am na ku ci wax ne c'est parce qu'il n'a pas de conseiller mais kii ak ku mu mën di doon il a raison il n'a pas de conseiller parce que su fekkoon ne ñun consulté woon nañu ñun ñi mu doon ànd ak démb ak barki démb konoon sorteem bi mu def du ko def parce que bu ko defee Sénégal gi bu ko yëgee bu ko yëgul Sénégal gi dañu génn ci moom xam nga lu tax parce que Sénégal gi xam nañ ne Macky fal na ko def na ko buur def ko buum mi donc commune jox na ko commune parce que li tax man la jox na ko commune bi Alain Ndiab yoree commune bu Ribo moom booba moom moo doon def di dindi di gas ay forage te booba nekkul maire kon booba système bi ngi ñëw pour xeex ak waa ji kon loolu mën naa wax ne booba président nguur gi APR moo ko def maire ñu jógee ci def ko conseil économique social et environnemental jógee ci def ko député ba pare nag jox ko pouvoir yépp lu mu bëgg ku mu woo ne la defal nga def ku mu ne baal nga baax kon kooku bu loolu amee mu toog ba en un certain moment alors génn di wax naan dafay xeexal commune département bi day xeexal mais ana 7 ans yu weesu lu tax xeexal lu doon commune bi non dafa am lu fi ne bu mu wax ne day xeexal ay nit xeexalul kenn ay intérêt boppam la lay xëy na am na ay intérêt boppam yu mu bëgg a défendre mais xeexalul population département bi loolu taxutoon muy wax amul encore moyen responsable au niveau national yi aussi ñooñu taxutoon muy wax ay intérêt boppam la gis nga man dama ko xam dama ci connais la personne intérêt boppam moo taxoon am na ñu mu jotoon cité ay ñoom Mor Ngom amuñ lii ñii amuñ lii non c'est faux ñooñu kenn ku ci ne am na lu la président jox wala su ko nangoo it xam nga ne yow ci biir APR président xam nga ne président ku reconnaissant la may wax ne intérêt boppam rek intérêt boppam la ñu man loolu laa gis parce que nag Matar bu ñu naxante ay nit mënoo nekk ak ñoom 7 ans
jëloo ASP benn ASP sax poste ASP sax jëloo ko. nga bëgg kon yaay saw tey Ribo Escale lañ fay wax dafa dara jeunesse baa ngi toog di chemin ak yeneen encore ak pouvoir yi mu am ci Sénégal ak nu mu nekkee koo xam ne ñu mu jegee président Macky Sall tey lan la def ci Ribo loo xam ne yow mu ngi ci teg ba. ah gisuma ko de parce que li muy wax naan am naa daan li mu daan bu boo naan def naa ay employé mais loolu duy employé parce que employé politique bokkut ak employé personnel mais sa gerte gi nga jël ay nit di leen ci fay mais loolu sa compte personnel la loolu waroo wax ne jël naa ay nit bu dee ne aussi da nga am ay tool sa compte personnel la parce que ñun li ñu gis Ribo te jàpp ko te gëm ko président Macky Sall moo ko fa def président Macky Sall moo fa def ay piste président Macky Sall moo fa gas ay forage président Macky Sall aussi moo ñu indil nii indil nañu courant oto yi ñu ngi koy samp ku dem def commune bu Ribo da nga gis courant bi waaye kon ñun président Macky Sall loolu d'ailleurs moo ma poussé ma des man ci biir parti bi ma taal. waaw xam nga en général administration dafa am nu muy doxee aussi. administration bu ñëwee mais ci élu local yi ci lay jaar loolu rek la. loolu nag ngeen yàgg ànd ak moom muy toog ne maa fi gas forage maa fi def lii mosu leen koo wax dara tey nga toog ne daw fi dara loolu tamit day xaw a jaaxal askan bi. non dama wax ne. waaw loolu da ko doon mbubboo xam nga même bi ñuy ànd ak moom aussi ñun xamoon nañ ci lu leer ne lii ça sont les actes de l'État. parce que am na loo xam ne lii état moo ko mën. xam nga ne gas forage yow xam nga ne personnellement c'est pas l'œuvre d'une personne. xam nga ne dafa piste nit mënu ko. dañu wax dëgg xam nga ne indi courant ci commune bu Ribo Escale xam nga ne doomu aadama mënu ko et puis mooy commune je veux dire commune su ma ne doomu aadama mooy commune mënu ko. commune amul compétence bi amul doole yi donc am na yoo xam ne nii aussi loolu politique la woon rek. ngeen ànd ceeg moom. bon ñu ngi doon moom comme kilifa la jamono boobu suñ kilifa la mu ngi ko doon wax mais nit ñi ci boppam xam nañ ne loolu daawut convaincre doomu aadama yi. mënul woon convaincre loolu daawut parce que ku mel ne yow. foo mësoon dégg baat boobu est-ce que Matar yow daa nga gëm ne lii en réalité moom la. ah gannaaw nee nañ mooy Macky Sall ci base bi moom lu ñu wax rek ne moom la. justement loolu moo tax nag ma ne la goree di la xam nga mooy Macky Sall boobu mooy pouvoir ya ko Macky joxoon. mooy wan la ne mooy loolu day wéral ne ay pouvoir yu fees dell la ko Macky joxoon donc man damay gis vraiment je suis mal à l'aise bu defee déclaration bi mu def nii donc vraiment daf ma bett. ci ko mbetteel googu moo tax ma ne man je vais rompre avec lui et rester du côté du président Macky Sall. ok ñu ngi seen émission dalal gan comme ni ñu ko defee ay bés yi nekk jël benn kungul waaw di waxtaan ak moom ci domaine bi mu nekk tey nag ñu dajale El Hadj Bodo Sow ci Ribo Escale Thiaxet mooy nekk responsable politique mais nekkoon ko jege Yaay Sow kite ko ci ay bés yi xam ne dégg nañu ko Sénégal yëpp jot si ñoom dégg ko mais si loolu ñu ñëwaat rek pour laaj tey nga quitté ba Yaay Sow mu nekk député nekk maire ñëw ànd ak Madiama ak Bodo ak Madiama ak Alioune Badara Ly est-ce que du risque. ban risque lan ngay wax risque. risque sax risque la parce que tey xam nañ ne moom moo nekk ci donkaas yi. c'est vrai que jàng na mais àggagul suuf. te yéen léegi da ngeen xam ne tey bu jógaatoon est-ce que du nekkul loo xam ne dina métti. Matar jullit ngay wax te jullit bu gëm yàlla taalibe Serigne Touba. ñun bi ñu amee Serigne Touba ñàkkuñ dara. ok Serigne Touba lañ jiital suñ lépp te it man duñ ma xokkatal du ma tiit du ma ragal te wax naa ne la nit ki ànd naa moom 20 ans 98 ak léegi kon xam naa ko mais yow ki nga xam da nga ko ragal Matar mais doo ko ragal te lu dul yàlla ak nee la du ma ragal doomu aadama Matar du ma ko ragal xam nga kan laa ragal bu ma sentiree ne tooñ naa la Matar même l'enfant de 2 ans heure bu ma sentiree ne vraiment kii tooñ naa ko rek Matar kooku ñëpp moo ko mën. kon amul risque. amul benn risque. ok ci loolu la ñu ñëw rek dugg ci beneen question bi xam ne tey mooy choix bi nga def muy Madiama Seck. gis nañ keroog sa kàddu ne nga Madiama Seck futur maire de Ribo Escale Alioune Badara Ly président conseil départemental. ñu ne ko ko teg. ci gëm-gëm xam nga maam Serap Fall ñooy taalibe Sëñ Touba lañ maam Serap Fall daf ne woon. yàlla du fay wax bàyyi jëf. ci seeni jëf rek gëm naa ne yàlla ku ko xëyal mu gontal la ku ko keral mu fay la guddi. gis naa li ñuy sonn ci nit ñi gis naa li ñuy daw ci nit ñi gis naa ne soxla nit ñi mooy seen soxla te nit ñi ne sont pas ingrats nit ñi sont reconnaissants population Koungheul ñu gore lañ boo leen lebalee ñu fay la population bu commune bu Ribo Escale ñu gore lañ boo leen lebalee ñu fay la fii rekk laa ko teg. ok mais Madiama tey
moom Madiama ak Yaya moo nekk premier adjoint maire bu Yaya est-ce que tey bu ñu doon def benn bilan ci commune Rufisque Escale Madiama du ànd ak Yaya ci même salle bi wala. waaw xam nga bilan su fekkoon ne ci dans les pays occidentaux mën nañu wax ne c'est le conseil parce que foofu lépp dañ koy diisoo lépp dañ koy waxtaanee mais man daal am na lu ma la gënul xam nga ne fii dans nos pays africains particulièrement fii ci Sénégal xam nga ne fii kenn rek mooy jiite. maire yi daal ñooy buur ñooy bumbi donc mën naa wax ne kees daf ci seet wecc. ok waaw. ok léegi ngeen def ko seen candidat maintenant yéen keroog ni nga waxee bu ma nekk seen candidat bi si taxaw. léegi nan ngeen fas yéene travail ak moom encore une travail bi ñaar lay nekk il faut ngeen jéem a convaincre population ñu mën a ànd ak yéen ci liggéey bi ngeen bëgg moom mooy jël mairie bu Rufisque Escale mais it il faut que it ngeen jéem a daane guy gu mag gu nekk foofu da nga jàpp ne daaneel guy la xam nga mbir mi Matar da nga jàpp ne jafe na waaye lu yomb la. non boo gisee mën a jafe parce que keroog dañu faa romb dem seen final. même jour la ñun loolu muy taxoon lëbb en tant que journaliste. mais biñ ñëwee plus de 52 oto lañ fekk ñu ngi taxaw mën naa wax 100 oto. ñu ngi taxaw ci buntu stade bi. fees del stade fees ba nañu mënuñu dugg. kon nit ñi dañuy wax ne kon est-ce que nekkul ne waa Ribo ñu ngi ci gannaaw waaj ba léegi loolu moo ñu xaw a jaaxal parce que loolu. tamit loolu bu mu la jaaxal soo defee investigation da nga xam ne oto yi amul benn boo xam ne bi ni ci commune Ribo nga bokk. ah bon. yii ñi ngi jógee Fuuta. Fuuta Gale. yii ñi ngi jógee Ferlo. yii ñi ngi jógee Jolof. yeneen ñi ngi jógee ci région Kaffrine ci yeneen communes yi la nga fekkoon caxaj loolu ci commune Ribo la jógee lépp ci commune Ribo la jógee. kon yéen a ko jaral mu doon màngaane nit indi. ñun la ñoo waral mbaboor mi te dinaa la waxal benn affaire gis nga Madiama Seck li tax ma am yaakaar ne incha allahu dinañ ko fal meeru Ribo moom du jànni lum la wax lu nekk ci moom la Madiama lum la wax rek lu wér la du la wax lum gëmut du jànni du gëdde loolu ay qualité la ci doomu aadama qualité yooyu nag bu nekkee ci doomu aadama mais nit ñi il faut ñu seet kooku parce que nit ñi dañuy bëgg loolu ci doomu aadama dafa am ay qualité yoo xam ne dañ koy wut ci doomu aadama te yooyu yëpp mi ngi ci Madiama lii moo tax ma jàpp ne Madiama nit la koo xam ne bu ñu wutee commune bi ànd ak moom incha allah bu ñu taxawee ni ñu war a taxawee rek ñun ñëpp bu soobee yàlla dina jot ci commune bi te ñun pare nañ moom pare nañ. ñun mooy ñan. mooy man dalee ci man mii. doomu Ribo yi waaw. te gis nañ ne day ay intellectuel damay tudd seen tur sax ku mel ni ñoom Amadou Ali Ba ku mel ni ñoom Abdou Ndiaye mais ñun nit dañu war a bokk ci xeex bi wala ñooñu itam dañu yor seen camp boobu wala yéen ñi ngi contact ñu mel noonu pour léegi bëgg ci Ribo. Ribo nekk ci commune yi gën a dox Sénégal. de toute façon mënuguma wax ne dinañ bokk ci xeex bi mais xam naa ne li métti boy doo métti na Amadou Ali métti na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay intellectuel lañ ci biir commune parce que ñoom duñ ay silmaxa ñu ngi xool seen i bët xam nañ ne mbir mi doxul comme xam nañ ne mbir mi doxul nag déjà ñoom ils sont indignés maintenant quant à ndax dinañ bokk ak ñoom xeex bi loolu moom avenir bi moo ciy jugé avenir bi moo ciy wax parce que li des suñu diggante élection xaw na sakkan yaakaar naa ne daal bu ñu waxtaanee comme ni ko Youssou di waxee solution mën na feeñ. solution mën na feeñ. waaw solution mën na feeñ songu yaay. waaw. ok léegi nag ci biir commune bi rek la ñuy waxtaan ba léegi encore. oui Madiama tey ba moom benn gannaaw ndam nga ànd ak moom ñëpp def nga déclaration soxna keroog ci càq bàyyi nga ko yaa ngi ànd ak Madiama pour mairie biir question bi bëgg nga ñëwaat nan ngeen mën a travailler nan ngeen mën a liggéeyee wax nga léegi nu ngeen def ba songu yaay pour dara ko. parce que askan bi nga xam ne yaaya waxu neen la wax comme ni nga ko waxee mais nan ngeen mën a liggéey ak askan bi ak ban bilan ñu war a proposer yéen ak ban programme sax laa wax nga bëgg a proposer askan bi pour mën a jël mbir bu askan. Matar merci beaucoup mais xam nga en politique dafa am lu ñuy wax le secret politique et secret politique rek mooy la force d'un politicien. waaw am na loo xam ne dee su ko wax waaye li wér te wóor mooy danañ am programme pour Ribo nit ñi nañ leen daa jege dinañ dem ci nit ñi gën leen a jege dinañ wax ak ñoom te dinañ leen jëriñ nañ leen wax aussi fi ñu bëgg jëlee Ribo ak fi ñu ko bëgg jëmee dañ leen won aussi ki nga xam ne mooy suñ candidat te suñ leen waxee ñoom dinañ xam dañ leen won manquement li nga xam ne waroon na am Ribo te amu fi ak détail ak yeneen parce que yaa ngi may bëgg a xusloo ci biir mais en tout cas jàppal ne l'arme du politicien c'est le secret parce que heure boo divulguer say secret amatoo ko mais lan
sa ennemi nan ngay def ba. am na ay bagages ngeen yor daal pour préparer ji. waaw ñoo ngi góor ci lu rëy loo xam ne ni ñu ngi koy préparer pour 2021. ok ñëw léegi nag bi nga waxee Alioune Badara Ly département. bi nga waxee Madiama wax nga ci pourquoi nga wax Madiama maire. mais pourquoi nga jël Alioune Badara Ly département. Alioune Badara Ly bi may seere ay kàddoom bi may seere ci Alioune Badara Ly booba ànduma ak moom dama doon seere ci parce que dama doon gis xam nga man Koungheul fii laa bi may jàngale Kër Moussa Ndiaye 12 ans maa ngi logé biir Koungheul damay xëy dem école ñëwaat maa ngi jege woon aussi maa ngi doon ànd ak benn poulain am muy El Hadj Moussa Poumane nekkoon sama xarit kon xam naa lu bëri loo xam ne moom daana ko fi def te yëpp mën naa wax ñi nga xam ne ñoo yor programme am ñi koy coordonnel ku ci mel ni Madiaw Mbaye sama collègue ak El Hadj Mouhamadou Lamine Wagne ñooñu aussi même bi ñu àndulee ci politique bul fàtte ne samay collègue lañ ñoo bokk liggéey te aussi samay voisin lañ dañ doon bokk ay jotaay kon yu bëri daanaa ko xam te ci biir Koungheul fi ma ne aussi am naa fii bokk koñ boo fi dem tey samay mbokkam fa kon damay dégg fu ne sama mbokk yi damay dégg ay jëfam yu rafet yoo xam ne mi ngi ko fi doon jëf waaw. jëf fan la nit. comment. est-ce que jëf fan la nit comme ni ko ay jëf ngeen waaw xam nga wax naa la ne la ci njëlbeen ne la. waaw yàlla ku ko lebal kar mu fay dugg. fay dugg ak jërëjëf mais léegi ci loolu nag la ñuy jëm ma laaj la sa relation ak les politiciens de Koungheul. boo doo ko ubbeeku la boo doo ko ñëpp xam la boo doo ko siiw la tey bu ñuy wax jeunesse yi gën a siiw ci politique ci département Koungheul boo tànnee ñett. boo dañ ko dee ci bopp. lan mooy sa relation ak les autres. ñëpp maa ngi am ak ñoom relation bu baax a baax parce que bu ma déparé ci Assane Diop mën naa wax ne le président Assane Diop bi ma njëkkee ñëw jógee Linguère parce que man Linguère département Linguère laa jàngee. 98 bi ma ñibbisi moom laa njëkk ànd fii ci département bi ma nekkal ko responsable des jeunes socialistes auprès de Mbaye Sofi Ba à Ribo. donc ku ma xam la ku ma min la ku baax la it donc j'ai eu à cheminer ak moom xam naa ko baax a baax ma yaa si nit ku baax ku ko ne ñeneen ñi am pour dire daal pour bañ a lim parce que ku lim da ngay juum ni ko Olof Njaay di faral di waxee ñoom ñëpp aw ma cee xaar na c'est ça effectivement parce que tànneef nag Olof Njaay di wax ne ragal péete day xañ donc man maa tànnal sama bopp féetewoo ak Alioune Badara Ly ak Madiama Seck. ci loolu rek la ñuy ñëw balaa ñu daal question mujj bi mooy lu xam ne bëggoon koo wax askan bi dégg ko laajuñ ñu ko mu nekkoon sa xol je crois que débat bi gudd na. on a fait plus de 22 minutes ci émission boo xam ne dañ lay bàyyi nga sotti li nekk ci yow mais la ñu laaj la li nekk ci yow yaay kan nga wax tim fi nga jéego ak lan nga bëgg foofu noonu mooy maire bi ngeen bëgg ak délégation bi Madiama Seck lan nga xam ne tey bëggoon nga tey ci émission Dalal Gan mu jàll ci askan bi laajuñ la ko nga war ko boole ci réponse yi mu jox li may faral di wax rek mooy département Koungheul ñu am bopp lañ mais dinaa leen gën a ñaaxaat ñu yokk am fulla parce que nit honorable député bi ñu ko dénkee département bi bi ñu ko dénkee région Kaffrine yépp département Koungheul yépp mu defoon nañ mobilisation ànd ak moom ngir jàppale président Macky Sall ñu gis nag président Macky Sall lim defal département Koungheul bëriwul département ci nomination ci investissement ci infrastructure ak lépp ñu gis lim defal département Koungheul. kon dina ñëw loolu aussi dina ñëw mais xam nga affaire état moo yombul nag mais lépp dina ñëw. président xam nañ ne jaar na fi gis na yoon wi te gëm nañ ne dina ko defar parce que wax na ko di ñaax rek département bi ne nit boo ko gungee lu toll noonu bi ko président joxoñee bu demee bay sënniwaat xeer ki la defal teraanga jooju dama wax ne war nga am fulla ak fayda ju toll nii ne ko dematuma àndatuma ak yow li taxoon ñuy ànd mooy président Macky Sall ñu toog nag seet ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci département bi ak ci région bi te ànd ak président Macky Sall ñu ànd ak ñoom parce que koo xam ne kii nii dara xewagul président toogagul un an sax amagu ko nga am ay ambition di wut ay candidat di seet foo far ak looy préparé ñun préparé guñ dara suñ préparation daal Mamadou Matar mooy gunge président ba 2024 président bu ne ñu diw la ñu dem toppi ko ñun waa Koungheul loolu lañ gëm mais du léegi un an après son mandat un an rek bi foloo ak léegi nga génn commencé
di wax ay ambition sama candidat nangam di wut ay poulain nangam di woote ay kii di yaakaar ne boo wootee nit ñi dañ la topp duñ la topp moo tax keroog finalam bi commune bi nangu ñoo kenn mu dem ay Fuuta ci ñoom Daouda Dia ay Ferlo ak feneen dafa wuti ay nit di yaakaar ne loolu mën na jaaxal président Macky Sall mais président Macky Sall loolu du ko jaaxal parce que politicien la xam na fi mu politicien surtout que xam na la personne aussi loolu jaaxalul président Macky Sall président instant bi li ko ñor mooy liggéeyal sénégalais yi ba 2024 nag mbir yàlla la fay xew du ma ne mooy doon candidat du ma ne doon candidat du ma ci wax en tout cas ñun mooy suñu candidat président Macky Sall nii mooy suñu candidat mooy président APR moom la ñu gëm 2024 su jotee nag su boobaa lu mu ñu wax rek ñu xam ne loolu. waaw. lan mooy kàddu gu mujj gi ci waxtaan bi je crois que lépp lu ñu waroon a génn loo xam ne génn nañ ko xam nañ tey kan mooy Boydo Sow xam nañ fu mu jëm te xam nañ choix bi mu defoon keroog déclaré ko publiquement ci benn final tey gën nañoo leeral ba ñu xam ne lan moo tax mu tànn Madiama Seck ak Alioune Badara Ly. waaw Matar sant yàlla sant aussi auditeur ak auditrice xibaaru Bambouck di la gërëm nag yow di wax ne mention spéciale pour yow parce que yow da nga jege askan wi xalaati askan yi seeni coono ak seeni mébét nga koy wéyale à tout moment parce que lii nii tey département bi yépp la ñoo ko moom parce que li may wax nii lu ma gëm la te it damay ñaan kenn ku nekk ci auditeurs yi na nga décortiquer li may wax yaakaar naa ne nit mënta tagg boppam mais 95% ci li may wax wala 100% bokk sax lépp lu wér la suñ ko làmbee rek dañ koy def waaw. jërëjëf Boydo lii la woon ak émission Dalal Gan ak Boydo Sow bu Ribascal je crois que premier numéro bi ci année 2020 bi dina nekk numéro buy toj Sénégal comme ni ñu ko waxee parce que tey Boydo lépp lu mu dencoon loo xam ne war na ko wax askan bi dégg ko je crois que génn na ko ci numéro bii nii ñu koy sant mu ci di ko gërëm déplacement am jéego yi boobu ñëw ba ci studio Xibaar Bambouck toog war a waxtaan ak askan bi souhaité leen say mail bu encore mais itam dugg ci la xam ne moom la ñu war a waxtaanee nii rek lay demee fii ci Xibaar Bambouck ci émission Dalal Gan ci beneen numéro ak beneen ku dëkk ci Koungheul ñu koy waxtaanee pour Koungheul jëm ci kanam jërë ngeen jëf mbokk yi Boydo jërëjëf. merci beaucoup merci.